jërëjëf Pape Djibril beneen question bi nga xamee ni bëggoon nañ la ko laaj kadalika mooy Pape Djibril lu ñu nemmeeku la jamono ji ci société bu Sénégal maanaam bu yàggul dara Thiès donte ni démb wala tey nemmeeku waat nañu benn xale bu jigéen boo xam ne donte ni enquête yi ñu ngi en cours ñu naan dañ ko rey wala reyuñ ko mu bari loolu lu ñuy nemmeeku jamono ji ci société bu Sénégal violence rawatina ce qu'on appelle violence faite aux femmes ban jàngat nga ci am. xam nga violence dafa bari ay pàcc damay wax ne d'abord il faut que ñu def typologie de violence am na violence boo xamante ni symbolique la am na violence verbale am na balaa muy egg ci violence physique dafa am violence yu jiitu violence yooyu noonu lu ci bëri moom mooy jur lii moom mooy jur violence bi nga xamante ni mooy débouché ci deret su violence boobu amee ba pare nga def nag cartographie violence yi maanaam fan la violence yi ëppee fan la wullee ñaay nga jéem a comprendre lan moo tax mu wullee ñaay foofu loolu moo tax liggéeyu sociologue yi ak liggéeyu anthropologue yi ak liggéeyu psychologue yi dafa am solo ci jamono bi ndax réew une société on la pense il faut la penser te ni nga koy penser mooy nga mën a projeter wu pour mën a anticiper sur certains phénomènes c'est des faits de société waaye amul société bu amul violence société ak violence ñoo ànd waaye nag violence yi ñu jot a gis ni Sénégal surtout ñu koy exercer ci soxna yi loolu moom jëmul kër te il faut que ñu arrêté ko waaye nag niñ koy arrêté mooy tamit ñu jiitu ci di bàyyi yenn yi mooy nekk ci kër di saaga sa soxna foog jàpp ne war nga koo saaga ndey jàpp ne war nga koo duma te dara du la ci fekk jàpp ne war nga def nangam loolu mën naa jur musiba effectivement jàpp bi ñu jàpp ne war nañoo mën a egg ci jigéen dóor ko saa bu la neexee loolu moo teguwul fenn dóor ba mu la laaj nga dellu ñu ne la dellul muñ yooyu la ñu war a bàyyi yooyu la ñu war a arrêté société amul société bu jëm kanam te fonk ñu jigéen ak xale société bu jëm kanam rek jox nañ la taxawaay bu mas ndax xale mooy ëllëg waaye jigéen mooy société jigéen boo ko defaree mais xoolal liy defaru waaye jigéen boo ko sàgganee xoolal liy sàgganu après donc c'est fondamental que nag ñu am benn d'accord ci ban projet de société la ñu bëgg ak ban rôle la ñu bëgg jigéen jouer waaye Sékou Touré da doon wax lu am solo dafa doon wax ne yitte bi ñu am jëm ci jigéen du action de solidarité envers les femmes mais c'est une obligation de la République envers la parce que République c'est une révolte contre les injustices et les inégalités te nag jigéen ñi injustice bi bari na inégalité yi tamit bari na da ngay xool dama lay jox benn exemple rapidement xoolal ni ñuy utiliser jigéen ñi ci politique yow daal pour yow jigéen ci politique mooy feesal ndaje mooy yor pancarte teg leen ci naaj wi ñuy bëgg a dee nga jox leen uppukaay jox leen njëgu sandwich ñun suñuy xale ak suñuy jigéen loolu lañ leen di utiliser Sénégal bu élection yi jàllee kenn dootu la gis nga duy leen ci njaganjaay yi teg leen fitna boo xamante ni doo ko teg sa sœur doo ko teg sa yaay c'est ça la triste réalité alors que yitte bi ñu war a am ci ñoom dëgg jéggi na loolu boo duggee ci biir Sénégal tey di nga ci gis dëkk yoo xamante ni amul gynécologue ngir seet jigéen ñi di nga ci gis dëkk yoo xamante ni jigéen ñi bu ñuy dem di am doom ci ay bala may bëgg a dee ñu ne defal nañ leen centre de santé boobu boo fa duggee yenn saa yi sax ndox du ci am dégg loolu yëpp tant que ñoo ngi koy seetaan tant que ñoo ngi gis situation bu jigéen ñi ne am ni bu 7 mars ñëwee wala le 8 mars ñu ne journée mondiale de la femme à l'instar de la communauté internationale ñoo ngi feete journée mondiale ñun ñëpp xam nañ ne jigéen ñi dañu sonn ñun ñëpp xam nañ ne xale yi dañu sonn demal ci marché yi jógal nga dugg ci oto yi 4 heures du matin nga xool jigéen ñi ni ñu nekkee je pense que loolu mooy li nga xamante ni il faut que ñu régler ko la situation yi métti na ci ville yi tey jii gis nañu ñoo xamante ni ñoo ngi leen di rey ñu ngi leen di masawu seen njaboot di jaale seen njaboot di ñaan yàlla suñu borom mu yërëm leen waaye souvent lii direeku dañ koy gis muy ñëw ba am ci agsi ci ñag bi am fa kër nit ñi di yuuxu te xam nañ le problème où ça se passe nañu fexe ba ndaw ñi am formation nañu fexe ba ndaw ñi liggéey nañu fexe ba yenn droit yi nga xamante ni soxna yi am na ko ñu am ci benn rigueur ba pare am benn taxawaay bi li benn soxna doon wax keroog nee na benn jigéen ñi seen lal yi léegi froissetul benn lalu jigéen froissetul ndax amatuñu jotu tëdd ci lal yi xam nga loolu lu doy waar waaw amatuñ jotu lalu tëdd ci lal yi amatuñ jot boobu ndax dinañ teel a jóg te dinañ guddee ñëw